su fekkee ak déggoo am na ci diggante liggéeykatu SDE ak jëwriñ ji dénk lépp lu jëm ci wàllu ndox mi jàpp leen ni ci yëkkati yatu xeex wi rek la maanaam ci wàllug grève bi waaye lu jëm ci seen la ñuy am ci capital bi 7,50 yañ leen di proposé di 7,5% ñoom daal ba léegi ak d'accord amu ci cité Khadija nekk ca Thiaroye Azur nget gu bon ngay gillee ca Mbandi Saria moom moo leen sonal moo taxit ñu amu ko tiit ci seen wàllu wér-gi-yaram daa ngeen leen dégg ci biir xibaar yi njiitu réew mi Macky Sall di sàkku ci banque de développement yi ñu wuyoo seenu tur te bañ a mel ni banque d'affaires yi moom njiitu réew mi yëkkati yooyu kàddu tey ji bañ doon ndar képp forum bi ñu jagleel li ñi di transformeurs yi fii ci réewum Sénégal tàggat yaram daan ci ànd ak Abdou Diouf Junior tour du web ak Abdoulaye Diop en classe daan ci ànd ak Alaaji Njoogu Jéen bonne santé ak Nafissatou Silla gan gi di nekk Aminata Kébé nekk spécialiste programme ca Haut Commissariat Nations Unies ñu dénk ko lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama la ñuy waxtaanee bokk na ci bés bi ñu jagleel àq ak yelleefu doomu aadama ci àdduna wërngal këpp te ñu koy màggal ëllëg fukki fan ci weeru décembre mbokk yi bu ne kiis ñu indi ay yaatal ci yooyu bopp xibaar Abdou Thiam moo nekk ci machine bi gannaaw bañ leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoo ak rajo Futur Média nañ ko waxee ca bopp ba noonu lañ koy dooree bu fekkee ak déggoo am na diggante liggéeykatu SDE yi ak jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug ndox meek assainissement jàpp leen ni ci yëkkati yatu xeex wi rek maanaam grève ba nga xam ni ca la ñu nekkoon lañ ci mën a jàpp ndax lu jëm ci la ñu bëgg ñu jox leen ko ci capital bi fukk yañ doon laaj jëwriñ ji la mu ngoy moom moo di juróom-ñaar ak genn wàll rek lañ ca mën a am lool nag moom moo tax ñoom d'accord ruñ ci wàllu woowu Abdou Diouf Diagne ma nga woon ca jëm ñaajo fa ndaje ma doon amee. ginnaaw ndaje mi jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu ndox ak assainissement di Serigne Mbaye Thiam ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy liggéeykat yu SDE yi ñoom ñëpp d'accord nañ ci menn mbir mooy grève bi moom danañ ko dakkal. te defe naa ne syndicat yi SDE yi ak travailleurs SDE yi ñoom ñëpp génn nañ ci ak dignité ak responsabilité. ñu suspendre le mot d'ordre de grève comme réquisition chef d'état bi moo ko jël nañu suspendre le mot d'ordre de grève te dem liggéeyi. laneen loo xam ne jiixi jaaxa daal dina ci am ci diggante ñaari parti yi mooy lu soxal wàllu 7,5% yi nga xam ne état bu Sénégal daf leen koo bëgg a jox gaa yi Baba Ngom yi di xam le ni dinañ dem ci njiitu réew mi ngir daal di mën a am 2,5% yi nga xam ne moo leen tee am 10%. non jamono ji kay nee ni ñooy parce que waxtaan wi ñoom bi ñu bëggee dara ñun ñu exprimer ko ñoom ñu wax ñu ne fii la ñu mën a yem kon nag fii ñu mën a yem ak tamit borom réew mi ute na ak fii ñu mën a yem ak borom réew mi li mu yor parce que yor na au moins 45% yoo xamante ne moom moo ko téyel bopp te ñun lan lañ ci bëgg ñaar ak genn wàll kon nag yaakaar naa loolu difficile waaye nag kilifa du wax ne la dinaa def lii te bu subaa mu def leneen. Serigne Mbaye Thiam mel ne ku leen di artu di xam ne waxtaan wi ci dëgg lañu ko teg wax na leen lii nga xam ne moom la gouvernement bi man te ku nekk man koo dégg. waxtaan boo xam ne dañ ko teg ci dëgg dañ ko teg aussi ku ci nekk li nga gëm nga wax ko bi ñu waxtaanee ba pare gis nañ ne ñoom liñ doon laaj fukk yëpp ñu jox leen fukk yëpp xëy na loolu mënula am wàccoon nañu ba juróom-ñeent après wàccoon nañu ba juróom-ñett mais finalement ma wax leen li nga xam ne ñëpp mën nañ koo def ku nekk dégg ko mooy fukk yi bu nekk ñoom juróom-ñaar ak genn wàll ñu am ko ñeneen ñi am ñaar ak genn wàll. bokk ci sàkku teef gi nga xam ne syndicat SDE yi dañ koo indi woon mooy seen wàllu dëkkuwaay jëwriñ ji di xamle ni dina ci waxtaan ak kii nga xam ne moom la ñu dénk wàllu dëkkuwaay fii ci Sénégal RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne jaajëf ñu des ci wàllug syndicat yi ak beneen syndicat di UNSAS di Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal ñoom ñuy addu ci ab communiqué bu ñoo xam ne ni daal mi ngi jugee ci seenum ndaje di ab session ordinaire boo xam ne ni yëkkati nañu ko fa daal di nañuy addu jëmle ci njëgug kilogramme ko gerte gi ak marché parallèle bi nga xam ni moom la am ci ñaaw mbirum commercialisation gerte googu waaye tamit ñaawlu nañu yokk ko courant bi yëkkati nañ tamit ñaawlu li ñu teg loxo Guy Marius Sagna ak i naataangoom communiqué ba Baye Assane Diaw moo ñu ko jàngal. banqaas gi doxal kuréel gi boot ay liggéeykat yu moom seen bopp di UNSAS génn nañ bataaxal ngir addu ci doxinu réew mi ginnaaw bi ñu fesalee njëgu kilo gerte gi tam toll ci $ñeent dërëm UNSAS mi ngi naqarlu bor bin amal lii di opérateur privé yi ndaxte jàpp na ni loolu moo waral baykat yi di jaay ji seen gerte ca fa leen soob ci njëg goo xam ni toll na ci $50 wala sax léeg-léeg lu ko ëpp.
mu ni si anam yi mébétu Sonacos mi ngi si guddi gu bët sete gut ñëwaat na tamit ci yokkute courant mi dañ jàpp ne tegul fenn yokkute gi daa tollool payooru liggéeykat yi taga tembe teg si kër yi ak entreprise yi li ñu yanu attanuñ ko loolu moo waral UNSAS dogu ci xeex bile ànd koog bépp syndicat boo xam ne sa mébét mooy njëriñu liggéeykat yi bu liggéeykat yépp ak seeni kuréel booloo rek lii di nguur gi dina fomm bile dogal si seen biir bataaxal bi ba léegi UNSAS mi ngi bokk ak naxar bépp liggéeykat buy xeex ngir ñu sàmm sa àq ak yelleef rawatina liggéeykat yi SDE yi di xeex ngir ñu mën leen a beddil lu am solo ci cër bin jagleel li du siège ngir yorum ndox mi fii ci Sénégal. Baye Assane Diaw geneen kër goo xam ne ni am nay jafe-jafe di Dakar Dem Dikk foofa intersyndical ba nga xam ni moom moo fa nekkee ñoom ñoo yëkkati seen kàddu la ñuy ñaawlu moom mooy nañuy doxale suuf sa nga xam ni moom la ñu moom ak bus ya nga xam ni dañoo paan ak yeexaayu ko salaire gi ñu gis ci ndeeteelu weer wi yooyu yëpp nekk loo xam ne ni métti na leen lool la ñu bëgg moom moo di ñu indi ci saafara dañ ciy déglu Diatta Fall moom mooy secrétaire général bu syndicat démocratique liggéeykatu Dakar Dem Dikk yooyu fare ca CNTS Kumba Sandiane Faye jokkoon ak moom. actuellement mun nañu wax ne tey am nañ retard Dakar Dem Dikk am na retard de salaire ndax bu ñu xoolee tey mooy le 9 te defe naa ni loi règlement bi tey employeur bi am na droit mu téye salaire yi ba le 8 mais au delà du 8 kon donc dañuy wax ne tey am na retard de salaire ndax tey la le 9 te ñun suñu jàppin mooy Dakar Dem Dikk tey warul woon a nekk ci ay retard de salaire parce que tey directeur bi ci boppam daf ñu rassuré woon que retard de salaire moom jeex na parce que li ko état bi yore loon jox na ko donc tey ñun mënuñu wax mais ci li ñu gis lépp mooy li ñu wax ak li ñu gis bokkul syndicat yi muy délégué du personnel amul kenn koo xam ne nii tey notifié nañ la ko wala yëgal nañ la ne la dafa am projet bu Dakar Dem Dikk di lancé parce que lu ñëpp bokk alalu ñëpp donc ñëpp war nañ ko yëg rawatina ay responsable ku yëguñu ko tiinuñu dañu xëy rek ñu ne ñu ubbi nañ Yangarta muy dépôt Auchan ak dépôt Thiaroye yëpp dafa ab kaar yaa ngi fa gaare ndax dañu paan te amul benn pièce de rechange boo xam ne tey ñun jàpp nañ ne tey dina fi ñëw d'ici 15 jours wala 1 mois wala 2 mois bala ngay wax naam dañ fay nekk nangule jaay na ci lam war a jaay mais xaalis ba mu war a jot defe nañ ñun jot wax nañu moom demee mun jot na lépp léegi conseil d'administration bi la doon xaar pour mu wax ko mu dem na ba wan ñu maquette sax ne pour siège bi la ak yooyu mais loolu ñu ñuy wax ba tey gisuñu ci benn brique boo xam ne teg nañ ko donc loolu tam na ci indi ay leeral parce que tam mënuñu comprendre ñu jaay suñu alal pour faj yenn problème te problème yooyu ba tey mu ngi dem ba ca Diourbel foofa syndicat bi boot ay jàngalekat di wuyoo SAEMS ñoom ëllëg dañoo fas yéene banque seeni ko yoxo nekk ci débrayage ci dënd wépp maanaam ca région bu Diourbel ka ko xamle moom moo di secrétaire général bu syndicat bi ñoom la ñuy ñaawlu moom mooy na inspecteur d'académie bi di doxalee waaye tamit ñàkk ko waxtaan wi seen digganteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo seq l'école bi Marema Diop. syndicat bi di SAEMS féete fii ci Diourbel ni dinañ naxasal système éducatif bi ni ngi ëllëg ci alxamis gi jàngalekat yooyee mer ba futu ni ëllëg moom jàng fas yéene wu la am ci diwaan bi Mortala Wade di seen secrétaire général la. démb bi ñu réunir léegi dañoo jàpp ni suba à 9h si académie Diourbel bi yëpp il faut mu am débrayage ça veut dire buñ demee ba 9h ñëpp génn débrayage boobu nag Bambey la concerné ak Mbacké ak Diourbel donc collègue yëpp si bi ñëpp pare nañ d'accord nañ bu 9h jotee ñoom ñëpp ñu génn pour naxarlu li inspecteur d'académie yore académie Diourbel la. ab dogal boo xam ne dañ koo jël ngir naxarlu taxawaayu seen inspecteur d'académie fii ci diwaan bi. liñ naxari mooy ñàkk a waxtaan ak partenaires yi mu am syndicats yi comme redéploiement yi ñu wax ni parfois ñooñu seen redéploiement bi du am justification parce que nee nañ parfois am na école yoo xam ne dafa am surplus maanaam dañoo ëpp information yi ñu fa am mooy ëppul mën naa joxe exemple annexe Mbacké 4 wax na tamit si discours am mu ni am na ñoo xamante ni loi bi ñuy appliqué mooy ku mujjee ñëw gis nañ am na école boo xamante ni kadam mujj la ñëw ça veut dire principe boobu appliqué wuñ ko gis nañ yeneen cas tamit yoo xamante ni day fragiliser institution bi moo tax ñu ni loolu lépp avant mu koy def dafa waroon a woo syndicat yi waxtaan ak ñoom bañ xam ban solution la ñuy jël ñëpp. ñoom syndicaliste yi ni rek buñ leen dégluwul ci lii ñu bëgg dàq ñu benn yoon amal ay grève yu bëri ci diwaan bile Marema Diop fii ci Mbacké RFM. Marema jaajëf foofa ca Mbacké ak Diourbel ak lu ko wër juróom-ñeenti simili moom moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla.
askan wi yeewoo ca cité Khadija nekk ca Thiaroye Azur ci banlieue bu Ndakaaru ñoom tiitaange la ñu am jëm ci seen wàllu wér-gi-yaram la ko waral nee nañu xet ga nga xam ni moom mooy jolle ca mbandi saar ya nekk foofu moom moo leen teree nelaw nee nañ nget ga daal nekk na loo xam ne ni kenn mënu koo dékku moo tax it la ñu bëgg moom mooy ci ñu indi saafara ca anam ya mu gën a gaawee dañuy dem ba banlieue bu Ndakaaru fekk fa ndongo ka mu doon nag soññee boo xamante ni kenn waru koo tuutal ndax mu si bëgg ci mën a jóge tuyau saar bi daal dee toj nag fi yemoo ko cité Khadija ca Thiaroye Azur tax ba ñu fa dëkkee daal dee nekk nag ci njàqare mu rëy Boubacar Camara dëkk ci cité bi. dafa am benn tuyau saar boo xam ne ëpp na 1 mois di xeeñ yoo xam ne mar de taale ba lu mat juróom téeméeri mètre dafay xeeñ te nag loolu wóorul am na kër yoo xamante ni bi buntu kër yi ak tuyau fu mu bënn 2 mètre la léegi mu jige mbir mi dem na ba nga xamante ni ëpp nañu doole ñu ñuy wooto wàllu boo xoolee tey ji diggante fi muy xeeñee ak atelier menuisier métallique bi suudee nga xam ne dafay tàkk motul 10 mètres am extincteur lañ fi indi bu mag a mag ak benn agent de sécurité boo xamante ne nii mu ñëw fii chaque jour di fi nekk 24 heures sur 24 pour bu mbir mi amee benn jëye mu ñëw jëm koo fay keeku est-ce que formé nañ ko ci loolu. ñoom askanu cité Khadija bi nekkee nag ci Thiaroye Azur seeni ko tiitaange ak seeni ko njàqare nag la ko gën a yokk moo di seeni ko dëkkuwaay ak ni mu bindoo ndax barab bi rigole bi daal dee tojee soriwul dara ak usine La Rochette bi doon lakk rek niki ayu bis yi ñu génn. benn périmètre de sécurité boo xam ne ay 5 mètres la mu ubbeeku ci ay kër moo nekk nii nga gis ne mu ñëw leen xawma lan la mooy génn fii oto yi di teggi ñu leen di wërale nit ñi ñoo fi jaar ak tànk te loolu wóorul xamuñu kañ la mun a exploser wala mun a mbell léegi nag mbir mi ëpp na loxo ba mu ngi jaar ci yeneen tiwoo romb kër yi dem di balleegi feneen matul téeméeri mètre diggante fi mu tàkk-tàkk bi La Rochette amoon sapeur-pompier bi def fi 2 fan pour fay ko ak fi fuite bi am matul téeméeri mètre nga xam ne fii dara wóoru bu ko defee nag gannaaw yëglu gi dogal bi nag daal dee des ci waa raffinerie bu Mbaaw ngir ñu jël seeni matuwaay ndongo ka Thiaroye Azur RFM ndongo ñi moom ca Ziguinchor la ñu nekk ay commerçant yu bokk ci juróomi marché ñoom ñoo laxasaayu ci génn ku buum nee nañ duñu ànd ci mukk ñuy tëgg ab foire boo xam ne ni dañ koy waajal foofa ndax loolu lay gàllankoor seeni activité maire ba nag ak yeneeni kilifa yu nekk ca gox ba lañ ca joxoñ baaraami tuuma nee nañ buñ ca deltuwul gannaaw fan yi ñi ñëw dinañ amal ab doxub ñaxtu Aminata Tamba di kenn ca commerçant ya lañ cey déglu ci micro Lamine Ba. duñ ko nangu ñu organiser foire boo xam ne luuma la ndax yow boo organiser foire nga invité waa Guinée Bissau ñooñu ñëw invité waa Gambie ñooñu ñëw invité Dakar Mali fu nekk nga invité ay nit ñooñu ñëw ñu bëgg a foire si dëkk bu ndaw bi waa marché kañ la ñuy jaay dama ne dañ koy bañ ba mu jeex ñi fi nekk nag bëgg a organiser foire bi contre ñu ci kenn ndax tey ji association jigéen ñi association la dégg nga marché la bi ñu demee ci préfet ba ñu waxtaan ba pare préfet dafa génnee benn arrêté baa ngi nii mu wax ne foire bi kenn du ko def ci fête yi nañ ko dàqal ba janvier ñu soog a def foire bi waaye gis nañ ne ñooñu nee nañ dañu am ay bras longs comme bras longs yu ñu am nag dinañ leen autoriser ñu organiser foire bi te dinañ ko organiser te ñun nag li ñu bëgg lu nekk nag fi mu nekk nii loolu lañ bëgg bu ñu organiser foire dinañ def marche te marche bi buñ ko defee buñ paree dinañ dem ñun ñëpp ñu dem luuma ñu dem foire ci rond-point kii bi Aline Sitoé bi benn oto du dugg benn oto du génn si mbedd bi la ñuy foire ñu nit waaw dañuy dem foire si diggu mbedd yi ba pare marché yëpp la ñuy tëj weer bi bu dee buñ ñëwee nag pour ñu fay leen bu boobaa fii la ñuy fekk waa mairie bu fekkee mairie dañ fi nekk pour ñun dinañ ko xam bu fekkee nekkuñu fi pour ñun dinañ ko xam. ñeneen ñu yëkkati seen kàddu moom mooy ña nga xam ni ñoom ñooy dundaku ko laago te nekk ci département bu Dagana ñoom la ñuy sàkku ci nguur gi moom mooy mu sàmmook engagement di digge yi nga xam ni jëloon na ko mu nekk loo xam ni yëkkati nañu ko ci ay bés yi nga xam ni moom lañ leen jagleloon wax nañ tamit seeni tawat jëm ci seen wàllu ko njàng ak wàllu ko wér-gi-yaram Mamadou Diagne. gannaaw bu nguuru Sénégal promulgué loi d'orientation ci atum 2010 way laago yi féete ci département bu Dagana ñi ngi sàkku ci nguur gi mu daal di respecté engagement yi nga xam ni jotoon na ko jël ñoom ñi lay di xam leen ni ñi ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri moo xam yu jëm ci wàllu éducation wala sax ci paj mi ba ci wutum xëy mi Birahim Fall moo jiite fédération départementale way laago yi féete ci biir département bu Dagana. bu ci jëkk mooy problème mu njàng nday sàtt réew mi dafa ñëw ne bépp doomu Sénégal ak koo mënti doon boo amee at yi nga xam ne war nga dugg école dañ la war a jàng ñu xool ne suñu école yi kat am na ñoo xam ne daañu jàng mais am na ñoo xam ne tey ji mënuñu jàng mooy ñi nga xam ne seen bët dafa muuru ak ñi nga xam dañuy tax ñi nga xam dañu muuru ñooñu tey ji bu ñu
jàng amuñu formation si wàllu pàcc également ñu am problème parce que carte d'égalité des chances dañu jàppoon ni mécanisme la boo xam ne moo doon tax waylaago bi kat ñu mën ko bu feebaree mën a dem faju bu soxlaa jàngi dem jàngi bu soxlaa formation mën a dem formation bu soxlaa également ci wàll yoo xam ne également bërëb yoo xam ne ñëpp fay soxla maanaam tribunal hôpital muy école muy lu nekk war na fa mën dem malheureusement xool nañu loolu sooxee na lool. si jafe-jafe yooyu mu ñëw yokk si jot si lii nga xam ni mooy carte d'égalité des chances yi ndax ñoom dañu jàpp ni carte d'égalité des chances yooyu dañu néew loolu si département bi. boo jëlee Sénégal tey ji mat nañu daanaka 16 millions et quelques tey buñ ko xayma tey mat nañu 2 millions ak téeméeri junne way laago si Sénégal te bu ñu xoolee également ñu ëpp fu ñu ëpp laago boo xoolee dans les départements comme Dagana dafa bëre way laago Richard Toll rek mat nañu juróom-benn téeméeri nit ak lu topp si way laago donc loolu dafay jaadu li ñu doon xaar te 55 000 malheureusement au niveau national la ñu produire donc xam nga gab bi dafa bëre. yi nekk ay jafe-jafe tax ba way laago yi féete si département bu Dagana yi tàllal seen loxo nguuru Sénégal ngir mu dimbali leen te loolee day jaare si nguur gi respecté accord yi nga xam ne jotoon na kaa jël Mamadou Diagne fii si Richard Toll ngir rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. njiitu réew mi Macky Sall ma nga woon ca tëj-teg forum bi ñu jagleel lii di transformeur yi loolu nag doon amee ca centre de conférence internationale Abdou Diouf foofu yëkkati na kàddu di sàkku ci banque de développement yi ngir ñu wuyoo seenu tur bañ a topp rek wala doxale comme banque d'affaires yi nanuy doxale loolu nag fa la ko yëkkatee keneen ku yëkkati kàddu moom mooy njiital banque islamique de développement moom daal dina fa yëkkati programme bu am solo boo xam ne nii buñ ko taxawalee lu toll ci fukki million ci ay xëy dinañ ko ci créer Makumba Bey. président Macky Sall ŋàññ na banque yi nga xam ne ay banque de développement lañu te ni ñuy doxeet yi ni ñuy génnee seen xaalis di ko financer mu mel ni ay banque d'affaires kaddu yi nag mi ngi koy yëkkati ginnaaw ba président wu BID waxee ni fas nañ yéenee génne lu toll ci $1 trillion mooy junniy milliards yi dollars di xaalis bu bëree bëri ci CFA def ko ci juróomi secteur ngir mu mën a jur fukki junniy millions yi xëy ci réew yi nga xam ne bokk nañ ci banque bi mooy plan bi ñuy wax 1-5-10 loolu mooy li baax la président Macky Sall wax maanaam xaalis bu bëree noonu le président Macky Sall wax ni moo mën a faj soxla yu bëri yi nga xam ni réew yu bëri am nañ ko ci wàllu financement wuuteeg li nga xam ne léeg-léeg dañ koy toqal rek mu doon ay millions de dollars du jëriñ dara président wu BID di Bandar Adjar moom nag nee na dina génne lu toll ci juróomi téeméeri millions ci xaalisu Amérique ngir financer ko ay entreprises yu ndaw yoo xam ne dañuy soog a jóg ñu ut pexe yoo xamante ne nii dina faj jafe-jafe ya nekk ca gox ya ñu nekk mu gën cee diir nag objectif de développement numéro 11 maanaam wàllu dëkkuwaay bi mu nekkoon ca Diamniadio ci ñaareelu sommet bi nga xam ni sommet des transformeurs la muy ndaw ñi nga xam ni am nañ pexe yooyu yaakaar nañ ni mën nañ cee soppi ay jafe-jafe yu bëri ci seeni réew ñu ci bëri ci ñoom sax wane nañ seen projet ak la ñu ko jagleel nga xam ni ña ñu dëkkal dina leen mën a xettali ci fànn yu bëri. beneenu projet di projet bu jëm ci TNT bi ak naka la ñuy def ba soqali ko loolu mu mel ni ak juboo amu ci jamono ji ndax daal d'accord gunu ci jóge ci analogie dem ci numérique fii ak atum 2020 ñi di acteurs yi la ñu bëgg rek moom moo di ñu jox leen ay leeral wala ay mandarga yu wóor jëm ci wàllu ko assurance yu demee noonu Papa Balla Gueye. projet bi ñu nas ngir daal di def lépp numérique doon na loo xamante ne ba tey jii lañ ca bëggoon amagul ñu fas yéene ko def lu mu bon fileek juin 2020 Amadou Diop mi nga xam ne moom mooy jiite télédiffusion bu Sénégal muy dalal xel yi ak yeneen coppite yoo xam ne indi nañu ko. benn télé léegi dootul transporter signalam sur le territoire national. TDS mooy ki nga xamante ne moo am responsabilité bi mooy ki nga xamante ne moom la loi bi tënk pour mu transporter signaux yooyu wante nag balaa boobu ñoom ci seen wàllu bopp dina leen permettre ñu réaliser ay économie ndax loo xamante ne tey jii nii amatuñu pour fay pour def ko dina permettre mu soulager leen quelque part ci li ñu war a investir ak yooyu. ay xibaar yoo xamante ne nag taxul xelu ñi nga xamante ne ñu éditeur ak diffuseur privé yi seen xel daal di dal moom mi teewaloon groupe Futur Média nekk itam directeur de l'information Souleymane Niang di xamle ne mbir yi am na lu ko jiitu. bu nekkee ba léegi xamuñu ban infrastructure la ñuy utiliser pour transporter signal bi loolu problème la donc. bu ñu ko libéré fréquence yooyu opérateur de téléphonie yi dañ ko soxla parce que moom la ñuy utiliser pour def 4G ak yeneen i application parce que tey la ñu doog a yëg ni nag jaay nañu
fréquences yi mu bett ñu lool accidentellement lañ ko yëg mais jaay boobu lan lañ ci def ci secteur bi. ay jafe-jafe naam ngir daal di def lépp numérique Ousseynou Dieng nangu na ko moom directeur communication nekk ci ministère de la culture muy xamle ne ay coppite nag daañu ko ci amal ngir projet boobu mën a antu. il faut que nga terminer couvrir territoire bi il faut que nga fexe ba décodeur yi nit ñi mun ci jot loolu mooy transition ci wàllu technologie bu ko defee du wàllu technologie rek bu ko defee ñu jublu ci wàllu transition juridique. ñu xam bu baax a baax li nga xamante ne TNT bi mën na leen ko jural. ñii di borom télé yeeg yu ni mel jamono ji nag li ñu bëgg mooy kilifa gi daal di taxawal ay mbir yoo xamante ne dana gën a mucc ayib su ko defee ñu mën a dugg ci TNT googule. jërëjëf Papa Balla na ngay daaneele noonu la Abdou Diouf di yegsi ci studio bi Abdou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadji Ndate Diop. bàkk jib na ñu jëm ci tàggat yaram di ko dooree ak basket équipe yi war a yéeg ci première division ci wàllu basket ci Sénégal xam nañ leen. ci jigéen ñi jàpp leen ni. INSEPS bu Thiès lay doon ak ñi nga xam ne moo di CMT bu Ziguinchor ñi nga xam ne nag ñooy gune jigéen ya nekk ca INSEPS bu Thiès ñoom ñoo daan waa Pikine basket club 58-50 loolee tax kon ñoom ñu daal di mën a yéeg ci li nga xam ne moo di D1 bi CMT itam moom moo daan beneen équipe bu Ziguinchor boo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk fa ñu baawu ko di Zig basket club Ziguinchor basket club 63-30. loolu tax kon président bi nga xam ne moom moo jiite ligue régionale bu Ziguinchor di rafetlu loolu moom Sol Sidibé ñu gën koo xam ci Lamine Sol Sidibé moom nee na soo gisee ni basketu Ziguinchor dem na ba yegg ci dayo boobu dafa fekk ni dafa am liggéey boo xam ne ñu ngi koy def ci wàllu tuutànk yi mu jëm ci wàllu tàggat gi formation naka noonu mu ne loolu nag moo tax kon ñu fas yéene yéeg ca Ligue 1 bi ba noppi daal di fay descendi Lamine Sol Sidibé ñu déglu ko. liggéey bi nag tàmbalewul tey ñu xam ne tamit am na ay nit ñu bëri ñu si jàpp maanaam dirigeants yi techniciens yi surtout Ziguinchor yàlla dafa def dafa bëri ay école de basket dafa bëri ay centre de basket donc ñooñu ñoo formé tey xale yoo xam ne xale yi ñoo xam ne tey accédé nañu première division donc gàcce ngalaama waa Ziguinchor et gàcce ngalaama autorité Ziguinchor yi ak xale yi Ziguinchor yi vraiment kontaan nañu trop tey ci victoire bu ñuy am tey incha allahu rabi nañ leen continuer jàppale ñun waa ligue ak toutes les bonnes volontés pour que incha allahu rabi bu ñu seen monté première division bi mu sax ñu yàgg ci parce que tamit problème bi souvent mooy posé bu ñu eggee waxtaan nañu suñu biir ñun dirigeants yi nekk fii waa ligue yi ak dirigeants équipe yi incha allahu rabi arrivé à Ziguinchor dinañu jéem a toog xool lu ñuy stratégie ñuy teg xale yi ñu maintenir leen maanaam fidéliser leen pour ñu des effectivement ci équipe bi bon loolu dina yomb parce que xale yëpp gëm nañ ni ñoom waruñu yëg rek wàccaat déwén nee nañu dinañu def seen kéemtulaay kattan pour que incha allah rabbi ñu maintenir première division et que ñu indi trophée yoo xam ne fédération da koy teg entre les différentes équipes donc pour vous dire ñun tey décidé nañu pour renforcer lu fi nekk ba pare utiwaat encore ay moyens substantiels personnels wala ay moyens matériels pour que vraiment objectif bi ñu atteindre ko. mu ngi noonu ci wàllu góor ñi jàpp leen ne bopp moom dafa daan ñi nga xam ne ñoo di waa US Parcelles Assainies 64-49 kon bopp moom itam yéeg na ci D1 bi beneen jongante bi mu ngi dox ci diggante Dream Act ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Isaac Sport ci suñu yeneen jeetaayu xibaar yow rawatina yu 22h yi daañ ci dikk ak résultat yi. jóge ci basket dal ci football ak Ligue 2 USO mel na ni am na ndam ci jonganteem bu njëkk. na mu dooree baax na ndax tey jii moom dafa daan ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Demba Diop benn bal ci dara USO kon mi ngi def jaloore jooje foofee ca stade Amadou Barry bu Guédiawaye beneen ndaje bi ci altine ji moom tamit jeex na. diggante Renaissance la woon ak Guédiawaye football club ndam demul ndam dikkul kenn dugalul sa morom dara bi yëf yi jeexee nag daanaka ci ñaareelu bëccëg bi ci bëccëg bu njëkk bi kon ci deuxième ligue bi jàpp leen ni jamono ji ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Kër Madior ñoom ñoo jiitu ca classement ba am li nga xam ne moom moo di ñetti poñ toftal ci ñetti but yoo xam ne dugal nañ ko. ñii di waa Sonacos ñoom ñooy ñaareelu place bi ñoom ak waa Thiès FC ak USO ñoom ñoo tolloo ay poñ ci wàllu bitim réew ci wàllu football ba léegi jàpp leen ni jamono ji Arsenal mu ngay tembo ak waa West Ham ñu ngi ci 65e minute bi
West Ham ñoom ñoo njëkkoon a dugal mu ñeel kon match bi mujj ci 16e journée bi fële ca Angleterre. Arsenal suñ ko dóoree tey dafay gën a nekk ci ay jafe-jafe jàpp leen ni kon sànq la ñu égaliser ci boobule jongante ëllëg nag jàpp leen ni ba léegi dina am fële nga xam ne moom moo di Ligue des champions ci groupe E bi jàpp leen match bu am solo diggante Naples ak Racing Genk Salzbourg ak Liverpool lay doon nag 17h55 lay doon ëllëg ci wàllu Ligue des champions boobu ba léegi ci groupe F bi Inter Milan Barcelone match bu neex la naka noonu Borussia Dortmund ak Slavia Prague ñu ngi koy xaarandi ëllëg. Benfica dina dalal waa Zenit Saint-Pétersbourg. Lyon dalal waa Red Bull Leipzig ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Valence dañuy jël roplaan ba dem ca Ajax Amsterdam. Lille itam noonu lay def dem fële ca Angleterre fekki fa Chelsea muy jongante yi nga xam ne moom la ñuy xaar ëllëg ci wàllu Ligue des champions El Hadji Ndatte Diop loolu mooy li nga xam ne moo gën a fës ci xibaar yi ci kàllaamay wolof. jaajëf Abdou Diouf Junior beneen pàccu xibaar yi. tour du web ci RFM. Abdoulaye Diop. dalee na jàmm commune bu Salémata ca Kédougou benn ndaw la ñu daal di yóbbu ca l'hôpital ginnaaw ba nga xamante ni ab bal yu ay militaire guinéen moo daal di ko laal suñu sukkandikoo ci igfm.sn bi nga xam leen rek bakkanam nekkatul ci xottu gerte laata muy xam leen ni mbir yi mi ngi amee guddik dibéer jàpp altine gi juróom-ñeenti fan ci weeru décembre atum 2019 ci Louga ab cargo militaire moo daal di këpp def lu ëpp fukk ak juróomi blessé suñu sukkandikoo ci actusen.sn bi xam ne ni camion bi nag mi ngi doon dem fële ca Dodji ca département bu Linguère bàyyeekoon fa nga xamante ni moo di Kambango ba féetee ca Saint-Louis ñeent ci blessé yi indi nañ leen fii ci Ndakaaru suñu sukkandikoo ci senweb.com bi indi boobu la leeral ci jamono yooyu liggéeykatu hôpital de la Paix sa Ziguinchor door nañ grève ñaari fan niki altine gi ñuy sàkku rek ñu daal di jël ñaar fukk ak juróomi ñetti agent yi nga xamante ni ba léegi ñoom contrat li di CDD la ñu amee xibaar bi leeral.net moo ko siiwal ginnaaw ba mu ko jëlee ci RFM procès jëm ci wàllum faux billets yi ñu daakaat ko ba fanweeri fan ci weeru décembre Thione Seck ab cri de cœur la def ci kanamu cour d'appel sonn naa ci dem yeeg dikk yi dama bëgg pare ci bile mbir mu jeex benn yoon ndax pression bi bëri na ci man loole la njiital Ramdan daal di xamle te bët7.com di ñu ko xibaar coowal taalibe njañ yi tribunal des pairs ñu gën koo xam ci conseil pour l'observation des règles d'éthique et déontologie ci média yi di CORED moom daal di nay xamle ni ci ab bataaxal ne gis na ay média yu bëri télé ak presse écrite ak en ligne daal di wane ay photo xale yu ñu daal di jéng te jëluñu ci benn matuwaay te njeexital ay bés yi tamit yenn ci ay këru taskati xibaar daal di nañuy def noonu génne nataalub ñi demoon ca géej ga daal di fay faatu ci waaxi Mauritanie yi ci loolee nag CORED ni ki ab instance autorégulation di fàttali ni image yooyu dañ ko waroon flouté communiqué bi ñu mën koo jàng ci dakaractu.com ca bitim réew ca Cameroun Maurice Kamto moom moo ne noppi na rek ngir waxtaan ak Paul Biya ñaari ci ay weer ginnaaw ba ñu ko génnee prison nee na li ni mel ngir indi dal ci réew ma xibaar bi mi ngi ci jeunafrique.com ñu daaneel ak wàllum tàggat yaram durée indisponibilité bu Idrissa Gana Gueye daal dinañ koy xam wi sport xam ne ni milieu terrain bu Paris Saint-Germain bi du teew ci terrain yi diirub fukk jàpp fukk fan ak ñaar tur web bi fii lañ ciy taxaw ndeg yéen di leen jaajëfal ci may nopp gi. jaajëf yow it Abdoulaye Diop yéeg si ci en classe tollanti geeg Alaaji Njogu Jeen leen nag jàmm ñuy wax tey ci njàngum tuttànk yi ci Sénégal sabab li di ay bés bi ñu jagleel tuttànk yi ñu tàmbali ko tey ji ci suba tuttànk yi nag di jàngee ci jardin d'enfants yi ak case des tout-petits yi ana lañ leen di jàngal naka la njàngum tuttànk yi di demee ñu déglu si reportage yu Babacar Diouf ca Bambey. 11h jot na ñu ngi ci cours école maternelle DVF ci Bambey ci jamono ji ci système éducatif bi ndongo yi nga xam ne ay xale lañ dañ leen di jàngal bu baax a baax programme bu am solo Mamadou Fall moo di directeur école. Il y a la logico-mathématique. Ce sont les mathématiques en petite classe. Logico-mathématique c'est vrai, c'est la mathématique dans les petites classes. am na aussi beneen matière bu ñuy wax langage mën naa ne ci la ñuy jàngal xale bi nu ñuy waxee. am na graphisme mën naa ne ñun li ñuy jàngal graphisme boo demee CI élémentaire presque moom la élèves yi def ce qui fait que ñun élèves bu jógee fii grande section dem CI doo am problème graphisme dinañu jàng aussi éducation civique
xam civisme dinañ fi jàng éducation sanitaire les bonnes règles de vie. yenn jafe-jafe rek lañ am mu jëm ci wàllu koppar. ñun bu école ubbee boo inscrire li ñu lay laaj mooy nga jënd ko saak ak gurtu bagage yi nga xam ne ci lay jàng ñun ñoo koy jënd ñoo jënd crayon bic ak juróomi kay yi mu war a àndal ñoo koy jënd. puis aussi donc dafa am volet nutrition c'est-à-dire pour développer màggu xale bi dafa am volet nutrition day am 2 goûters par semaine loolu yëpp xam nga dépense la aussi. gardien yi aussi ñun fii école am nañu ñetti femmes de charge yoo xam ne bu ñu xëyee ñoom ñooy bale classe yi nettoyer toilettes yi ñooñu mairie bi kenn lañ ciy fayal. lu ci mënti xew jamono ju am solo la ci formation xale yi bu ñu sukkandikoo ci waxu yenn spécialistes yi. jàngalekat bi nekk itam gëstukat ci wàllum njàngale Mamadou Lamine Dianté gis ne nguur gi war na xoolaat kuréel yi nga xam te ne ñoom la dénk njàng mi lu ko may rek jaxasoo day am ci seenub liggéey ñu déglu ko si. loolu yëpp dafa war a tënku ci li ñuy tuddee système éducatif système moom mooy que ni lépp benn mbir moo koy téye ba tax na donc bu ñu gisee tey jii mu am ay kuréel yu bëri yoo xam ne ku ci nekk da ngay toppatoo lu mel noonu dina indi jaxasoo ba tax na donc ci kaw lañ ko war a defar pour que bépp kuréel boo xam ne da nga war a toppatoo mbirum njàngu tout tànk yi moo mun a nekk ci ministère éducation nationale te ñoom ñëpp ñu tënku ci benn sart boo xam ne dina tax ku xale ak école boo mënta dugg di nga mën a am même éducation préscolaire que say yeneen morom yi bu ko defee wuute du mën a am sinon nag tant que defuñu ko ci wàllu gouvernement bi donc ay jaxasoo rek lay am. dañuy daaneel ak nemmeeku bi ñu nemmeeku ci tey lycée bu tëggulu di dëkk bu nekk ca diwaanu Diass daara jooju di jànkonteek yi jafe-jafe ndax carrière yi ñu exploité foofule ca dëkk ba Abdou Diouf Diagne. ab CM la woon ñu soppan ñu ko lycée ci atum 2015 boobu ba léegi nag ay résultats yu am solo la lycée bu tëggulu di am Moussa Seck moom moo jiite waajuru ndongo yi. ci BFM bi romb nañu 79% l'an dernier ci bac bi am nañu plus de 55% aussi l'an dernier. Au niveau régional ñun ñooy 5e ci région Thiès su ma juumulee moo nekk 2e niveau national ci bac bi. lycée bu tëggulu nag tey jii di dalal lu ëpp junni ci ay ndongo ñi nekk ci classe 6e ba classe terminale la wante nag ay jafe-jafe lay jànkonteel rawatina ak camion yi nga xam ne ñoom ñoo exploité carrière yi nga xam ne ñoo ko wër. camion yi dañuy jaar ci wetu lycée bi yàq nañu suñu environnement bi suñu xale yu bëri tey ils sont devenus asthmatiques to maladie respiratoire yi vraiment bëri nañu léegi lool ci gox bi te yooyu société dafa guñ fi dara xale boobu ab camion moo ko fiir ci carrière bu ngi noonu dafa amputé amul suite ba léegi. ñàkk njàppale tamit gu jógee ci état bu Sénégal waajur yi ndongo yooyu ñu ngi koy ñaawlu école boobee lépp luñ fay amal ñoom ñoo koy def. lycée bi ba léegi état bi sentir guñu ko ci wàllu tabax parce que lycée bi Alioune Samba Ciss l'actuel maire il fit le PCR moo ko départ APE bi da ci yëngatu ba ni mu ñu amee suñu partenaire Vanous mu jàppale ñu tabaxal ñu ab bloc même war nañoo am bientôt salle multimédia. lycée bu tëggulu ndongo yi nga xam ne nag ñoom ñooy jóge ci dëkk yépp foofu la ñuy jàngee muy dàgg di xolpa di buxum benteñe kàndam paki ak gandul la Thomas Camara tey ji moom mooy proviseur ba. ñuy gërëm Abdou Diouf Diagne ak Babacar Diouf mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci en classe dig daje altine bii di ñëw. xibaar yi wér-gi-yaram tey altine la bonne santé bébé lay doon ñu ànd seeg Nafissatou Sila. dal leen ak jàmm méthode kangourou di ab pexe boo xamante ne nag dana dimbali xale yi juddu te seen poids matul la moo xam sax ñu nekk ay prématuré ñu leen di teg ci seeni kaw yi waajur ñu gën cee taamu yaay ji seen der yi di laalante Aminata Diekebe di puéricultrice nekk itamit surveillante des soins ca maternité bu l'hôpital principal bu Dakar. mooy doom yi nga xam ne dañoo juddu te seen poids matul maanaam dañu peese àggul ci 2 kilo ak liibar ma préciser juste que ni ci doom yooyu li ci ëpp c'est parce que dañoo judd te seen waxtu juddu jotul ñooñu la ñuy wooyee les prématurés mais am na ci également ñenn ñu nga xam ne seen waxtu juddu mën na jot mais dafa fekk ni ci biir ëmb bi day dem ba benn moment màggaayu doom ji ci biiru yaayam taxaw su ko defee bu ñu juddoo bu ñu peesewul 2 kilo ak liibar dañ leen di boole ci catégorie faible poids de naissance. pexe bi la nag ñu ngi ko tàmbalee def ci atum 1978 ca Colombie kër docteur yi nag gis ci rek ay njariñ. mooy bootu kanam boo xam ne liñ ci jublu mooy tàngaayu yaramu yaay ji di tàngal doom ji ndax ku wax faible poids de naissance di nga xalaat température buy wàcc maanaam li ñuy woowee hypothermie donc boo jëlee doom ji nga boole ko ak yaayam tàngaayu yaramu yaayam di ko tàngal dina permettre vraiment xale bi am température bu stable kangourou dina renforcer aussi cofeel entre yaay ak doom muy lu am njëriñ dina tax aussi xale bi ni muy màggee ci maanaam ci du point de vue poids mu gën a gaaw loolu nag c'est évident parce que xam nga ki xelam dal nga boole ko ak yaayam vraiment mën na tax
màggaay bi gën a gaaw. jamono yi nag ñu toll ci l'hôpital boo mënti dem dañuy faral di def lii di méthode de kangourou. ñu préciser que ni du doom yépp ñoo mën a tëb kangourou dafa am ay critères yoo xam ne il faut nga remplir ko pour ñu mën la boole ak sa yaay maanaam dafay fekk ne doom ji dina mën a noyyil boppam noyyi boo xam ne soxlawul ku ko jàppale ci ay oxygène ak yu demee noonu dafay fekk ne également tam xëy na xale bi am na benn autonomie bi pour ñu mën ko booleeg yaayam. fii la ñu yem ak yéen ak bonne santé bébé ñu leen di jox dig daje ay bis yi di ñëw. gan gi tey ñuy dalal Aminata Kébé di spécialiste nekk ca programme fële ca Haut Commissariat bu mbootaayu xeet yi Nations Unies jëm ci lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama la waral ñu dalal ko moo di ëllëg fukki fan ci weeru décembre ci la àdduna wërngal këpp di màggal bés bi ñuy jagleel lépp lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama séq na waxtaan ak Pape Bes Diba. jërëjëf Ndate Diop di jaajëfal auditeurs yi ànd ak ñun suñu gan di Aminata Kébé di spécialiste programme ci bureau régional Afrique de l'Ouest bu Haut Commissariat des Nations Unies bu yor àq ak yelleefu doomu aadama ñuy waxtaan ak moom suba ñu fàttali ne mooy journée bi àdduna bi di jagleel wàllu àq ak yelleefu doomu aadama di yemoo aussi ak anniversaire u déclaration universelle bu droit de l'homme madame Aminata Kébé ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu wax ci wàllu situation àq ak yelleefu doomu aadama soo ko doon xool xayma ci Sénégal lan la lay jox. jërëjëf maa ngi leen di jaajëfal ci woo bi ngeen ñu woote ñuy waxtaanee ci àq ak yelleefu doomu aadama ci occasion wu 10 décembre mooy journée bi nga xamante ne ni moom la ñu jagleel bisu àq ak yelleefu doomu aadama mu yemook anniversaire déclaration universelle des droits de l'homme bi nga xamante ne ni le 10 décembre 1948 lañ ko adopté woon donc boobu ba léegi déclaration bi am na juróom-ñaar fukki at ak benn daaw la doon féete juróom-ñaar fukki atam ñu koy tuddee benn màggat bu jeune ba tey pourquoi màggat bu jeune ba tey parce que li ñu waxoon ci convention bi yëpp yi nga xamante ne nii moom la ñu war a def pour que ak yelleefu doomu aadama taxaw ba tey la gën a nekk d'actualité et donc bu ñu koy xayma ci àdduna bi yëpp rawatina ci Sénégal bi nga xam ne ci la ñu nekk mën nañ ni Sénégal suñu gis nañ ni nekk na réew bu nga xamante ne nii jël na ay matuwaay yu bari yoo nga xamante ne nii war na mën a doxal ak yelleefu doomu aadama ndax Sénégal bokk na ci li nga xamante ne nii mooy xaatim yi nga xam ne xaatim nañ ko ci mbootaayu xeet yi muy ay li ñuy tuddee ay convention ak ay traité yoo nga xamante ne dafay aar ak yelleefu doomu aadama dina tamit xayma ndaxte boo bokkee ci convention yooyu ñeenti at yu nekk war nga def benn xayma ci sa ak yelleefu doomu aadama réew na muy doxee di nga def xayma bi nga yóbbu ko ñu saytu ko xool ndax jaar na yoon wala jaarul yoon Sénégal mi ngi koy def donc mën nañ ni am na mi ngi def ay jéego. xaatim lenn la waaye nag. wante waaw foofu laay dellu si foofu application yi. foofu laay dikk application yi waaw des na loolu moom dañ koy wax am na ay défis yu nga xamante ne nii war nañ ko relever ci àq ak yelleefu doomu aadama seetlu nañ ko ci àq ak yelleefu doomu aadama xale seetlu nañ ko ci àq ak yelleefu doomu aadama jigéen seetlu nañ ko ci àq ak yelleefu aadama nit ñi rek de manière générale donc. ak liberté yi moom sa bopp. ak moom sa bopp bi ni nga koy waxee yooyu yëpp rek xam nga am na ay efforts yoo xamante ne nii mën nañ ko def pour mu gën a yemb. dañu gis lu bari ñu ngi koy wax dañuy tere nit ñi. ñu manifester surtout. bi ci mujj sax mooy Guy Marius Sagna ak jàpp gi ñu ko jàpp ak ñim àndaloon ñoom docteur Babacar Diop. ci wàllu googu. dañu gis ne nguur gi lu ci ëpp. day mbubboo arrêté. mu di Ousmane Ngom mi fi nekkoon ministre de l'intérieur. ndax yow jàpp nga ne loolu. lu war a nekk la ba léegi. waaw li ñu mën a wax mooy Sénégal déjà dafa bokk ci li ñuy wax pacte international sur les droits civils et politiques mooy xayma bi nga xamante ne ni xaatim bi nga xamante ne bu ma ko mënee waxee noonu moom mooy aar lépp luy droit civil ak politique te droit yooyu droit manifester bokk ci droit assemblée bokk ci droit de réunion bokk ci donc Sénégal bu ci bokkee dafa war a def lépp pour aar ak yelleef boobu ci constitution am tamit def na ko ci donc yooyu dafa nekk ay poñ yu important yoo xamante ne ni ci ay xaatim yu important muy convention boobu pacte boobu ma wax ak constitution boobu maintenant su fekkente ne ni ci biir loolu dafa am ay arrêté yu nga xamante ni dafa ñëw di am lu muy yemale damay fàttali ni rek ni malgré loolu am na ay conditions yoo xamante ne ni permettre nañ fa ñu yemale ak yelleef boobu di droit de manifester ak droit d'assemblée maintenant li ñu war a xool mooy
ñu càmbar est-ce que arrêté yooyu est-ce que tamit interdiction yooyu méngoo na ak restriction yi nga xamante ne nii moom la yoon maye au niveau des pactes ak la constitution. sama gis-gis ci loolu mooy duñ ko saytoo ba xool ko ñun au niveau des Nations Unies am na ay instances yu nga xamante ne nii ñoom ñoo gën a yell pour wax ko te am na nu ñu koy waxee ci état yi bu wax ko jotee bu ñu ko càmbaree ba gis ni effectivement am na ñi ngi damm ak yelleefu doomu aadama ci droit de manifester yooyu am na fu ñoo nga xamante ne nii ci instance yu nga xamante ne nii ñoom ñooy interpeller état pour xamal ko ni ko lii ak lii du noonu. et même société civile même ñi nga xamante ne nii yaakaar nañ ne damm nañ seen àq ak yelleefu doomu aadama au niveau international may nañ leen ay yoon yoo xam ne bu ñu fa jaaree mën nañu fexe ba ñu interpeller seen état pour wax leen ni yéen damm ngeen àq ak yelleefu doomu aadama seen réew ci droit de manifester yooyu. nguur gi jël na ndogal ci fan yi ci ñu gën a criminaliser tegi daan ñi nga xam ne ni dañuy def viol egg ci ñu jigéen ñi. c'est loolu ban gis-gis ngeen am ci dogal googu. waaw dogal boobu gis-gis biñ ko am dañ ko saluer ndaxte àq ak yelleefu doomu aadama la ñu préserver intégrité physique am te seetlu nañ ni que jigéen ñi dañ leen di néewal doole torop ci fànn boobu di damm seen àq ak yelleef di leen teg ay métit di yegg ci seen kaw ba di leen rey te gis nañ ni fan yi bari na lool ci Sénégal donc bu ñu seetloo ni bari na ba nga xamante ne ni président de la République moom ci boppam jël na décision wu ni nañu yokk daan yi ñuy daan yooyu yaakaar naa ne kon gis nga ne loolu solution la criminaliser ko waaw yaakaar naa ne suñu yokkee daan yi. ndax du yokk prison yi du gën a feesal xam na. waaw feesal prison bi mënul nekk benn argument pour tere ñu daan ku def ñaawteef. prison yi. parce que lu tax ñu koy wax dañu gis aussi wàllu drogue. dañu criminaliser aussi ñu gis ni tuxkat yamba bi sax da ngay dem retrouver wu prison. ñu bari nag jàpp ne criminaliser bi ñu indi woon ci loolu aussi moo ko waral. waaw en fait li ñuy faral di joxe comme argument mooy procédure yi en matière de crime moo gën a jafe gën a diis gën a gudd. wante léegi am na solution avec les chambres criminelles procédures yi gënatina yomb donc man pour sama xalaat yaakaar naa ni bu ñu yokkee daan yi dina gën a dissuader ñi nga xamante ne ñooy defkatu ñaawteef yi beneen bi mooy ñu fexe nag ba di appliquer yoon yi loi yi parce que une chose c'est de prendre les lois de les adopter une autre chose c'est de les appliquer effectivement donc il faut que ñu jël acteurs yi nga xamante ne ni ñoom ñooy liggéey ci loolu mooy ñi nga xamante ne dañuy def enquêtes yi mooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy àtte ak yëpp bis bu ñu adopté loi yi ñu waxtaan ci sensibiliser leen ci informer leen ci ba nga xamante ne ni képp ku def ñaawteef yu mel noonu dinañ la daan bu ko jar. am na mbirum xaleel taalibe bu ñu jéng ku ko doon jàngal sëriñ bi moom am na ci sursis ginnaaw bu ko tribunal bi attee am na ñu jàpp ne verdict bi baax na lool ndax dina indi dal yéen ci seen gis-gis da ngeen jàpp ne daan gi waroon na gën a tar loolu quoi. waaw foofu li ma fi bëgg taxawaay bi ma fi bëgg a taxaw rek mooy àq ak yelleefu xale dafa nekk lu nga xamante ne nii dafa di lu am solo ndax xale moom mooy doon mag ëllëg. moom moo yore réew moo yore société ëllëg donc xale am na nu ñu ko war a aare te Sénégal dafa bokk ci lu ñuy wax convention internationale sur les droits de l'enfant convention boobu ren la am fanweeri at 30 ans le 20 novembre lañ ko doon fêté donc ci période boobu nga xamante ne nii ñi ngi fêté di def évaluation lan la Sénégal def yan jéego la Sénégal def ci àq ak yelleefu xaleem ñu gis lu mel noonu te Sénégal heure bu demee ci mécanisme yi nga xamante ne ni ñoom ñooy saytu àq ak yelleefu doomu aadama waxuma rek bu xale parce que comité sur les droits de l'enfant moom mooy saytu àq ak yelleefu xale mais yeneen comité yi saytu àq ak yelleefu doomu aadama yëpp muy biy wax métital muy biy wax comité droits de l'homme yëpp heure bu demee ci ñoom rek dinañ ko waxu xale yi ñuy métital ak xale yi ñuy bàyyi ci mbedd bi xam nga dafa am lu nga xamante ne nii xëy na doo ko miinee dootu la choqué mais xale bu nga xamante ne nii nga xëy suba romb gis xale mu sol ay ayon def tànku neen bu sedd bi ñëwee nga gis ko muy kaf ko fi yore benn pot di yalwaan loolu ñun daf ñu war a choqué waruñu ko miin ba duñu choqué xam nga loolu du àq ak yelleefu xale. xam nga yéen aussi suñu waxee ngeen ne loi mais loi bi aussi warul méngoo ak aada boo xam ne dafa am fii ci réew mi. man dama d'accordul ci ni aada bu am ci réew bi la gis nga jéng xale
du aada du diine te li may wax damay dindi sama casquette fonctionnaire Nations Unies def sama casquette sénégalaise bu judd ci daara màgg ci daara yaroo ci daara gis li xew ci daara musuma gis xale bu ñu jéng musuma gis tamit yenn métital ñu koy métital xale c'est pas parce que xew na fenn ci benn localité ci Sénégal ñu bëgg ko généraliser ko def ko suñu aada du métital xale yi. waaw mais baayam ak yaayam ñoom d'accord nañ ci ñu corriger ko. mais baayam ak yaayam moomuñu xale bi dañ ko jur rek waaye moomuñu ko. xale bi réew mi mais bëgg nañ aussi mu jaar fu baax foo xam ne nii lam doon def gis nañ ne peut-être baaxul ci xale bi. fa ñuy jaaree la xale bi pour mu baax du ci façon du ci anam boobu ndax anam boobu gis nañ yu bari yu mu jur. gis nañ métital bu bari ci xale bu jur criminalité ci xale bu jur xale bu dëng bu jur xale bu nga xamante ne nii mujj na nekk bandi xale da nga koy yar yarin bu rafet bu ko defee mu màgg nekk mag bu nga xamante ne nii dina am xel mu rafet mën a doxal réew wante du ci noonu la ñuy yaree xale ci sama gis. ñu jeexalee ko ak immigration ba léegi mu ngi faat xaleel africain yi lu ci mujj nag mooy bateau bi jógee Gambie woon Gambien ak Sénégalais am na ñu bari ñu ci loru ci ay doomu Sénégal yéen au niveau du Haut Commissariat ban liggéey ngeen di def ci wàllu googu wàllu immigration googu. waaw ñun au niveau du Haut Commissariat suñuy priorité migration bokk na ci et da mën naa ne sax au niveau international migration dafa bokk ci les priorités boo gisee au niveau international am na lu ñuy tuddee convention bu nga xamante ne nii dafay saytu ak yelleefu doomu aadama yi nga xamante ni yëpp dañuy émigré ñoom ak seeni famille convention boobu dafa teg ay yoon yoo nga xamante ne nii moom la ñuy protéger kooku nga xamante ne nii moom mooy migré muy ay droit am waruñu ko torturer waruñu ko def ci condition yu baaxul waruñu ko dafa am liberté d'expression dafa waruñu ko emprisonner de manière arbitraire yu bëree bëri la convention boobu ëmb convention boobu Sénégal ratifié na ko bokk na ci ñeenti at yu nekk da nga war a dem déposer benn rapport ni lii laa ci def donc ci biir convention boobu loolu mu digle bu ñu ko defee dañuy mettre ci en place des lois des politiques et des programmes yu nga xamante ne ni dañuy protéger migrant bi muy migrant bi ñëw sa dëkk ak nga xamante ne ni yow sa doomu réew la di dem di émigrer war nga saytu fa mu jëm. Par exemple Sénégal bi mu déposé rapport am en 2016 ci comité boobu am na ay recommandations yooyu yu ñu ko jox recommandation yooyu bokk na ci par exemple bu fekkee na nga bëgg a prévenir benn mbir il faut nga jàngat mbir bi xam lan moo koy waral xam lan moo ci lan nga koy saytoo donc ci recommandation yooyu bokk na ci laaj nañ Sénégal mu wut ay statistiques par rapport ak migration boobu yan catégorie ñoom ñooy dem migrer fan la ñuy migrer lan la ñuy wuti ci recommandation yooyu tamit wax nañu Sénégal ni ko dafa war a teg ay politique ak programme yu nga xamante ne nañ ko permettre doomu réewam am lu nga xamante ne nii mën lu doy lu mu mën a dundee dund bu jaar yoon am liggéey bu mu war a am évoluer ci environnement ba nga xamante ne nii bu dee émigré tamit c'est parce que dafa am désespoir wala xam nga ko ne Barça wala Barsaax ak kuy méngale dem ak gis ngeen ne Sénégal mu ngi def jéego ci wàllu googu des na je pense que Sénégal am na ay jéego yu bari yu mu war a def parce que war na ci suñu gis-gis xëy na benn politique bu migratoire bu migration bu nga xamante ne nii dinañ mettre en place mécanisme yu nga xamante ne nii lii ko comité bi laaj parce que bu matoon comité bi du def boobu recommandation lii ko comité bi def comme recommandation dina def mettre en place benn mécanisme boo xamante ne nii yow tey jii nii boo bëggee dem migrer ji di nga am foo dem am toutes les informations fa nga jëm fan ngay jaar risque ya ca nekk ndax ka nga xamante ne nii moom mooy jël sa xaalis pour yóbbu la du la wax mukk risque yeeg métit yi de dalay mir waateloo la fa nekk ci neex-neex ba nga xamante ne nii yow mën nga dajal li nga am yëpp jox ko pour mu yóbbu la alors que bu fekkente ne état bi moom mettre en place benn mécanisme bu wóor bu nga xamante ne dañ lay jox toutes les informations de manière claire et précise balaa ngay dem di nga xalaataat bu baax est-ce que jar na ko war a jaru ko est-ce que lii nga dajale pour dem faye ji ko pour ñu yóbbu la est-ce que boo ci investiroon def sa benn entreprise bu ndaw du ëpp njëriñ est-ce que buñ la jàppalee nga def lii en proposant des alternatives loolu xëy na bu ko état bi defoon dina prévenir les risques de migration irrégulière yi nga xamante ne ni moom mooy entraîner jéey yu bari yi ñuy gis. Madame Aminata Kébé
RFM mi ngi lay gërëm. man maa leen di gërëm ci invitation bi. merci. may fàttali ne yow spécialiste programme nga ci bureau régional bu Afrique de l'Ouest bu Haut Commissariat des Nations Unies bu yor ak yelleefu doomu aadama Ndaté Diop ñu lay jaajëfal di jaajëfal mbokki auditeurs yi àndoon ak ñun. RFM, il est 22h. Merci de rester en compagnie de la radio que vous avez choisi, le journal.